asalaamaaleykum gars yi asalaamaaleykum yéen ñii seetaan waaw di leen nuyu bu baax ku si nekk turam ak santam waaw di leen wax ne tey dañoo ñëwoon juste rek pour lancer suñu programme bi nag du woon dara lu dul Sénégal fi mu toll nii dafa nekk réew boo xamante ne à chaque fois dañuy gis ay détails yu bëree bëri ay mbir yu bëree bëri nit ñi di ko def dafa jot nag pour ñun lu xew ñu war a mën a jóg wax si bu dee lu baax ñu wax si bu dee leneen tamit ñu mën see wax ndaxte réew mi toll na foo xamante ne pour man noppi waratul quoi ñun ñëpp ñoo war a jóg xeexandoo waxandoo parce que affaire yi mooy bëgg a doy waar ñu nag li ñu mën mooy lii taal suñuy caméra wax ak nit ñi pour ngeen comprendre réellement li xew si réew mi ak fii réew mi di toll à chaque fois maintenant gars yi barki démb gis nañ ki nga xamante ne mooy Pape Djibril Fall mu def benn conférence de presse di fësal candidature am ci élection législative yi ñu jëm 2022. Pape Djibril Fall candidat la ak ñi mu àndal ci élection législative yi nga xamante ni ci la ñu jëm le 31 juillet prochain incha allah. duñ ko condamné nag dañ ko koy nangul ndaxte Pape Djibril Fall koo xam-xam ne ku dëggu la. ku nit ñi respecté la ku nit ñi bëgg la ku nit ñi naw la ci ay kàddoom ci ni muy doxee ak ci ni muy waxee mu nekk nag journaliste nekk ku nit ñi bëgg ku nit ñi ràññale ko ci loo xamante ne lu baax la luy jëmale Sénégal kanam maintenant mu dugg ci li nga xamante ne mooy politique nag ñu bëri mën naa ne biñ ciy dugg engagement bi Pape Djibril Fall am nii peut-être amoon nañ ko mais fur et à mesure ñuy dem buñ duggee ba ci biir da ngay gis que ne changement da ciy am ñu commencé koy nekkal seen bopp fàtte li nga xamante ne moom moo leen ci dugaloon est-ce que du daal Pape Djibril Fall question la. magi Sénégal bëgg nañ ngeen jox ñu quitus jox ñu caution seen caution morale gunge ñu ba nga xamante ni dinañ egg ci barab boobu na mu gën a selle taxawal leen taxawaay bu mucc ayib. taxawal leen taxawaay boo xamante ni Sénégal dina ci jógee daal di wuti nag yoon woo xamante ni yoon wu am solo lay nekk. maintenant gars yi comme que réew mi nag toll na foo xamante ne nit ñi ñu bëri dañoo jóg pour di utiliser suñu réew mi pour seen njëriñu bopp loolu nag ñun jeunesse bi ñun ñoo ko war a bañ en tant que jeunesse ñun loolu waratuñ ko nangu te dootuñ ko nangu moo tax lépp lu ñu mën dinañ ko ci def. Pape Djibril Fall nag moom engagement bii mu jël nii wax dëgg yàlla dañ koy rafetlu parce que moom yàgg nañoo taxawal fu ne di ñu waxal lu nekk mu nekk nit koo xamante ne yàgg nañoo defal lu bëri si suñu réew li ñuy présenté fu nekk si monde bi. maintenant tey nag bu taxawee ba dugg ci politique ñun suñu xel mën na dal ci benn côté mais mën na dal ci beneen côté. parce que moom nekk na nit ku ràññaliku nit kuñ bëgg nit koo xamante ne wax dëgg yàlla boo déggee ay waxam rek da nga xam ne kii ku gëm Sénégal la mais nag xam nga réew mi dafa nekk réew boo xamante ne ñu bëri peut-être politique mën na leen changer mais li dal gars yi peut-être mën na ko bañ a dal. dañu am destin avec le Sénégal. mais Sénégal fii ak fi politique toll politique bu Sénégal moom wax dëgg yàlla salte na salte boo xamante ne képp ku si dugg pour mucc si du yomb voilà gars yi comme pour ngeen gën a comprendre li ma bëgg a wax réellement dañ leen di bàyyi tuuti ngeen seetaan vidéo bi ngeen pour ngeen gën a comprendre carrément lan la Pape Djibril Fall wax foofu noonu pour après ñu ñëwaat continuer. te c'est avec beaucoup d'émotion la ñuy toog tey jàkkaarloog sénégalais yi suñu papa yi ak suñu yaay yi di leen wax ne am na foo xamante ni bu fa réew tolloo ku toog di seetaan lu xew su ëllëgee da ngaa bokk ci ñi tooñ te boroom xam-xam bi dafa waxoon ne ñi def ba yàq ñi xamut bi ñu defee ba yàq tooñuñu ñi tooñ mooy ñi nga xamante ni dañoo xam ba pare toog jàpp seen njàmbur di seetaan. am na lu gën a yomb li ñu tànn tey ku nekk xam na ni réew mi di doxee ku nekk mën ngaa dem lijjanti sa bopp bu ngoon jotee nga dem toog jàpp sa njàmbur ak sa njaboot loolu moo gën a yomb tey tàmbalee guñu sax
ngeen gis ñoo xamante ni jàpp nañu ne la leen yëkkati moo ñu yëkkati ñun mooy intérêt personnel fekk na ñun romb nañ loolu fa ñu yare may gërëm bu baax suma papa ak suma yaay bi nga xam ñoo nekk nii gunge ñu di fàttaliku bu baax suma maam bi nga xamante ni moo ma yar bu doon suñu njëriñu bopp rek kon duñu toog fi tey di wax ak yéen ndax lii lu métti la incarner un leadership wala tenter d'incarner un leadership c'est extrêmement crevant c'est fatigant c'est à la limite épuisant mais Sénégal moom moo ëpp loolu le 31 juillet prochain Sénégal dafay dem ci élection yu am solo muy élection législative ñun de màgg nañu xàmme nañu du Papa Djibril Fall rek nag moom moo toog di wax waaye ñu bëgg Sénégal ñoo ànd ak ñun ci mbir mi te yàlla xam na ne lu mu jaral ñi yàq dina jaral lu ñu toll ngir defar ndax réew mii rek la ñu am Sénégal la ñu jox sunuy guddi ak sunuy bëccëg Sénégal moo tax mënatuñoo nelaw ba yandoor Sénégal moom moo tax jamono bu nekk du ñu jóg mukk fu ñu nit woowee ñu bàyyi suñu yitte yi ñuy def yépp dem bokk ko ak ñoom fa gën a sori ci Sénégal tey mën nañ ñoo seedeel loolu mën nañ ñoo nangul loolu daray tappale wala daray njuuj njaaj taxuñoo jóg li ñu tax a jóg mooy dem dagaan baatu sénégalais yi ay candidat lañ Papa Djibril Fall candidat la ak ñi mu àndal ci élection législative yi nga xamante ni ci la ñu jëm le 31 juillet prochain incha allah sunu jaar-jaar ak liggéey bi ñuy def sunu borom xéewale woon ñu ko muy journalisme may remercier bu baax journalistes yi fi nekk ak journalistes yi nekk ci biir Sénégal yépp Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum moo doon wax ne journalistes yi dañoo am une mission prophétique waaw may waxtaan ak benn bés Serigne Moussa Nawel mu ne ma yonent yi sax ay journalistes lañu woon mooy prêcher la bonne parole ay journalistes jouent dans ce pays un rôle extrêmement important pour accompagner le développement économique et social de ce pays moo tax je n'accepterai jamais que cette belle corporation kenn di ko traîner dans la boue parce que ñoom comprendre nañ ne responsabilité boo gis liberté boo gis responsabilité moom moo koy accompagner et pour la presse sénégalaise nous la savons extrêmement responsable extrêmement consciente et extrêmement consciente surtout des enjeux du moment moo tax maa ngi leen di gërëm bu baax ci ñëw bi ngeen ñëw fii métier bu am solo la ñuy def métier boobu ma doon def yàlla wërsëgale ma ko permettre ma nag ma dox ci biir Sénégal ak ci bitim réew rencontrer sénégalais yu bari waxtaan ak sénégalais yu bari gis seen yitte ak seen i bëgg-bëgg ak li nga xamante ni moom la ñu bëggoon di ko nësër damay wax ne boo génnee Sénégal dafa am ñaari sentiment yu lay animé boo demee ci dëkk yi nga xamante ni dañu avancé te ñun ñoo leen rawoon ñaari sentiment moo lay animé sentiment bu njëkk bi c'est un sentiment de fierté tout court en tant que humain nga gis doomu aadama réaliser de grandes choses nga xam ne doomu aadama fàttewul li nga xamante ni moom moo ko indi woon ci kaw suuf muy être le vicaire de Dieu sur terre beneen bi sentiment bi c'est un sentiment de tristesse et d'amertume mais nga ne waaw ñun mais réew ma leen ma jógee mais tamit ay doomu aadama comme ñii ma gis ñoom ñoo fa nekk waa lan moo tax mënuñoo góorgóorlu bàyyi naxante bi bàyyi luubal bi bàyyi yenn yi nga xamante ni yëpp amul solo bàyyi gaañante bi bàyyi rayante bi bàyyi xeexu politique bi nga xamante ni amul njëriñ ngir yëkkatiku ngir jël en charge les véritables enjeux de notre pays sama candidature dafa am beneen nag niveau boo xamante ni moom la am réew mi ñu nekk juróom-ñetti fukk yoo jël 80% yoo jël am seeni at moo ngi toll ci 20 et 25 ans 75% yoo jël seeni at moo ngi toll ci fanweeri at ak juróom la moyenne d'âge aujourd'hui à l'Assemblée nationale tourne autour de 56 ans waaw ndaw ñi ngir yàlla nañ ñu bàyyi sunu baat jóg ci biir campagne électorale bi ñu wax li ñu bëgg
yàlla nañ ñu bàyyi assemblée nationale qui est par excellence le lieu de la démocratie, de la représentation nationale. Mais si la frange la plus importante de notre société teewul ci assemblée nationale, mais est-ce que cette institution extrêmement importante, est-ce que soriwul sa vocation originelle qui est tout simplement d'abriter, de regrouper, de polariser toutes ces intelligences, mais toutes ces franges, toutes ces forces vives de notre nation, pour que kenn ku ci nekk man di yëkkati mbébétam ci fu am solo foofu. Kon loolu les jeunes c'est tout simplement demander justice. Loolu rek la ñuy laaj justice mooy que ne kat dinañ am kaddu te incha allah li ma gis ak li ñu jot a gis xam nañu ne mbir mi dinañ ci jot ci ni mu gën a rafete, exercer ko na mu gën a rafete incha allah. Am na nag lu xew ci sunu réew, li xew ci sunu réew mooy dafa am benn loi boo xamante ni dañ ko indi changer sunu nañu daan voter muy parrainage. Waxuma ne élection ñëpp mën nañoo bokk déedéet, xam nañ ne joŋante boo gis dañuy def ay critères waaye réew dañ koy waxtaane te loi bi ñu koy def waxtaane wuñ ko, procédure d'urgence lañ ko def daal di koy salfaañe li nga xamante ni moom mooy principe yi gën a élémentaire mooy que sénégalais bu nekk war nga mën a jóg dagaan sa baatu askan ci sa teeyu bakkan. Parrainage boobu nag wut ko lu jafe la. Loolu moo tax yéen sénégalais yi ak sénégalaises yi, suma yaay yi, suma papa yi, suma rakk yi, suma mag yi, suma bàjjen yi nga xamante ni yëpp jamono bu ne yéen a ngi may témoigner seen affection, seen mbëggeel, seen cofeel ak surtout seen ñaan te mosu leen gis suma jëmm. Dama leen di delloowaat mbir mi ne leen bëgg ngeen ko waaye man bëgg naa ko, waaye ngir ngeen wan ne ma bëgg ngeen ma yóbbu foofu ngir baykat yi ma mën leen a waxal seen soxla, sàmmkat yi ma mën leen a waxal seen soxla, nappkat yi ma mën leen a waxal seen soxla, ndaw yi nga xamante ni jamono bu ne ñoo ngi jël gaal yi di dee ci géej gi, seen dëj yooyu ñi nga xam ñoo dee ci géej gi, seen dëj yooyu ñun dëj yooyu dinañu def incha allah yëkkati sunu kàddu fàttali conscience ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor réew mi ne leen loolu warul woon a mën a nettee mënatul nekk, dootuñu ko nangu. Ndaw yi Sénégal ëppale nañu leen ni ñu amee solo ak réew mi ni mu amee solo ak ndaw Sénégal ni mu yàggee am solo. Ndawu Sénégal bëggatuñu mu jël gaal di dem ci géej gi, ndawu Sénégal bëggatuñu mu jël désert bi di dem naan day dem Espagne, waaye magi Sénégal liñ ci bëgg mooy ñu dalal seen xel ne leen mën ngeen a dem noppalu, tool bi du booy. Moo tax ñun waxuñu benn yoon alternative générationnelle, ñun alternance. Waxuñu sax alternance générationnelle, waxuñu sax alternative générationnelle, ñun solidarité la ñu wax entre les générations. Moi je suis très bien placé pour le dire parce que suma maam moo ma yar saa bu ma ko doon tàggu di ñibbi si fii ci Dakar daf may wax ne ma yaa ngi may tàggu rek wéetaay di ma gane. Gëwuma conflit de génération, li ma gëm mooy il faut faire tomber les murs pour construire des ponts entre ces générations, entre ces intelligences. On a suffisamment construit de murs entre nous, il faut maintenant construire des ponts. Et il n'y a aucune entité dans cette nation, amul politicien professionnel, amul koo xam ci boppam la nekk, amul selfish, amul individualiste, amul koo xam boppam rek moo ko yitteel, koo xamante ni mën na tere jëmm yi nga xamante ni defar Sénégal moom moo leen yëkkati ñu egg ci barab yooyu nga xamante ni fa la ñuy defaree Sénégal. Te jàpp nañ ne assemblée nationale nag wax dëgg yàlla barab bu mucc ayib la pour waxtaani réew mi, barab bu mucc ayib la pour defar réew mi. Serigne Fallou Mbacké daf daan wax ne li yées ci kilifa mooy sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek sa seen xel jël la. waaw waa Sénégal maa ngi leen di laaj kan moo fi am soxla xelam dem ci assemblée nationale ne bu ci àddoo mu faju? kan mooy am soxla ci Sénégal fii may wax ak yéen gaz de moo ngi ñàkk ci réew mi, fii may wax ak yéen démb de dund nañ ci loo xam réew mi loo xamante ni fàttaliku ma fu ñu ko fi dundee mooy journée sans sage-femme, sans blouse blanche. waaw ndax dégg ngeen ci assemblée nationale, ndax dégg ngeen ci commission bi yor la santé au niveau de l'assemblée nationale? Serigne Fallou nag moom moo wax loolu nee na kilifa bu ne war ngaa ëppale sa bopp, sa njaboot saa bu ñu amee soxla rek seen xel jël la. kon nag kilifa war naa assumer responsabilité bi mu am. kenn waxul ne soxla yëpp dañ koy faj waaye ngal la waslu ci àq. kon parrainage bi sénégalais yi
ñëw ngeen ak doole bi ñu yëngoo rek ñëw ngeen waaye gën leen a ñëw nag ndawi Sénégal nañu wane ne capable nañ magi Sénégal bëgg nañ ngeen jox ñu quitus jox ñu caution seen caution morale gunge ñu ba nga xamante ni dinañ egg ci barab boobu na mu gën a selle taxawal leen taxawaay bu mucc ayib taxawal leen taxawaay boo xamante ni Sénégal dina ci jóge daal di wuti nag yoon woo xamante ni yoon wu am solo lay nekk. leneen li nga xamante ni dinañ ko wax mu nekk loo xamante ni lu am solo la mooy amuñu benn nous sommes libres de toute partisanerie actuellement politique nekkuñu ci benn contingence politique amuñu tamit benn engagement politique ci quelque bord que ce soit li ñuy def mooy tracer une ligne envisager une ligne boo xamante ni dañ koy construire boo xamante ni dañ koy liggéey ak ces sénégalaises yi nga xamante ni sonn nañ ci bipolarisation bi nga xamante ni constaté nañ ko dans l'espace politique sénégalais machiavélisme bi nga xamante ni gis nañ ko loolu tamit dañoo foog ne tey jii war nañoo nekk dans un effort de co-construction war nañoo laisser toute la place au débat démocratique war nañ ci bàyyi place à l'idée à la pensée à la réflexion stratégique bari na ay kilifa yu ma xam yu nekk ci réew mi mënatuñoo addu sax ci débat public te pourtant ay borom xam-xam lañ Sénégal defal leen lépp te mënatuñ ci addu ñun xam nañ ci lu bari kon ñoo ngi ñaan rek ne defar Sénégal rek la ñu bëgg defar Sénégal rek moom moo ñu yëkkati defar Sénégal rek moo ñu ñor ñun ñi ñëpp ñu ànd kenn ku ci nekk waroon naa mën a toog ci suma place bi tey ñoo ma ko gën a mën ñoo ma ko gën a xam ñoo ma ko gën a bëgg seen bëgg Sénégal sax damaa jaaxal seen bëgg Sénégal sax dafa ma jaaxal donc patriotisme nag dañ ko donn Sénégal dafa am ñoo xamante ni dañu sacrifier seen dund yëpp pour Sénégal El Hadj Omar Foutiyou Tall lu mu dajul pour Sénégal amul Thierno Souleymane Baal la révolution torodo lu mu dajul Sénégal amul waaye gis nga ko ci élégance ba mu defee révolution ba pare dafa jox Cheikh Abdoul Khadir Kane ne ko yooyu ay gouverner waaye xam nga loolu du njëriñ loo fekkee waaw donc ñun sunu bët foofu lañ ko teg na Amérique ñuy tuddee Abraham Lincoln di tudd George Washington France tey jii tout le monde veut être gaulliste ndax De Gaulle lekk ndeysaan taxawaay bu am solo ba mu defoon ba nga xamante ni Allemagne jël na France téye ko ci loxoom mu ne déedéet français yi lii mënuñu ko seetaan jóg leen ñun ñooñu la ñu teg suñu bët dañoo bëgg père fondateur yooyu ñu revendiquer ko ñooñu duñ leen nier ci suñu histoire duñ leen nier mukk ci suñu histoire ba ci génération bi nga xamante ni mooy Cheikh Ahmadou Bamba Seydi Hadji Malick ak mag ñi nga xamante ni yëpp ñoom ñoo seqoon réew mi Maulana Cheikh Ibrahima Niass ba ci doomam bi nga xamante ni moom moo fi mujj moo fi nekkoon muy Seyda Mariama Niass nekk jigéen def ci jàng ak jàngale lu am solo son effort de guerre contre l'ignorance est inestimable waaye ñooñu duñ leen jàngale ñooñu nag lañ bëgg a dem seen ndono lañ bëgg a yóbbu assemblée nationale donc patriotisme boobu ñun foofu lañ ko nampé foofu lañ ko jëlee foofu lañ ko jàngee donc li ñuy def tey amuñu ci benn complexe amuñu ci tamit benn regret parce que ñu bëri dañ lay ñeewant naan la li ngay dugg nangam ak nangam sama yaay soxna su tedd see fan yëpp nelawut waaye moom lii ci maamam laa ko doonoo ak baayam moo tax pexe amul li sëñ Cheikh doon wax taxaw rek mënta ñàkk donc maa ngi leen di gërëm bu baax encore di leen sant di woo nag ñi nga xamante ni yëpp ñun ñoo bokk gis-gis les mouvements citoyens góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñi nga xamante ni def politique mësul nekk seen yëf ñu leen di wax ne leen politique lu am solo la politique lu am solo la politique mënta ñàkk ci dundu doomu aadama waaye nag li ñuy bañ mooy nit def ko métier ñi nga xamante ni ñoo professionnaliser la politique koo ci laaj lu muy liggéey yenn saa yi sax mu ne je suis dans les affaires fekk politique rek lay def ak dóor marto ak lijjanti ak laqarti loolu ñun ànduñu ci donc politique lu am solo la loolu moo tax ñun dañu am gis-gis ci assemblée nationale laay wax gis ne du parlement dans le jeu des institutions
moom mooy nekk li nga xam dañ koy jël teg ko suñu bët am yéene egg foofu di tàllal suñu loxo ñëpp ñi nga xamante ni bokk nañ ak ñun gis-gis bi ñu ànd ñu liggéey Sénégal ànd nag song li nga xamante ni moom mooy lii nga xamante ni moo xew te ma wax ne léegi d'accorduma ci muy le parrainage ñu ànd waaye parrainage bi d'accorduma ci parce que c'est pas consensuel lu doy waar la lu yéeme la d'accorduñ ci moo tax ma leen di delloo bal bi sénégalais ne leen parrainer leen ñu le maximum possible la ñu bëgg ngir ñu dem teew ci pencu ndaw réew mi ngir teewal leen fa sunu bopp yëkkatiwuñu yéen a ñu yëkkati yéen la ñu bëgg lii fi xew démb muy journée blouse sans blouse loolu lañ bañati mu am fi waaw loolu lañ bañati mu am fi ndax corps médical boobu ci biir Covid bi li ñu taxawaayam kenn ku ci nekk amoon nga fierté am mbokku médecin kenn ku ci nekk amoon nga fierté am mbokk boo xam ne yëngu ci corps médical ñu sargal leen tatagal leen sunu réew parewul woon pour dékku virus bu toll noonu waaye ñooñu nag justice tey jii mooy ñu mettre leen dans les meilleures conditions optimales pour ñu mën a def seen liggéey confortablement ñoom tamit ñu xamee responsabilité bi ñu am xam ne métier boo mën di exercer dans la vie dafa am un sacrifice boo xamante ni foog nga taxawee ko ba nga xamante ni di nga mën a rafetal sa digganteeg sa askan. Destin croisé, 2 points, défi et responsabilité. Dañu am destin avec le Sénégal sunu borom tànnal ñu réew mu am solo mi réew mu mucc ayib bi lépp la am manqué wuñu dara lu ñu teree dem kon foog ñu defaraat taxawaay bi taxaw tem ak fulla ak fayda ak sell gu mat sëkk taxawaay boo xamante lii def ngërëmal yàlla sunu borom lañ ciy wut waaw qu'au crépuscule de notre vie du ñu am l'impression d'avoir vécu inutilement moo tax ñoo ngi leen di gërëm di leen sant. voilà gars yi kon déglu ngeen li nga xamante ne moom lañ bëgg a expliquer réellement lii moo nekkoon discours bi nga xamante ne defoon na ko keroog di wax di fësal candidature am ci élection yi ñu jëm bu élection législative yi 2022 yi maintenant réew mi nag doon na réew boo xamante ne fi mu toll nii ñu bëri bu ñu commencé am benn dayoo bi maanaam benn visibilité bi rek benn kii bi rek dañuy commencé bëgg a yàq seen image bëgg a dugg ci politique wala genre pour di ci gagner dara li dal gars yi nag mën na ko bañ a dal mais ñun à chaque fois dañuy wax loo xamante ne lu positif lay doon wala loo xamante ne mën na négatif moom bu ci duggee ba ñu fal ko ba mu am li mu bëgg mën nañu fa nekkal ak biir ensemble mais tamit mën na fa nekkal tamit boppam parce que ensemble ñi fa nekk ñëpp ba ñuy ñëw lan moo leen taxoon a jóg pour nekkal fi askan bi mais tey amul dara loo xamante ne tey ñoom waa ensemble ñoo ñu koy servir lu dul nekkal fa seen bopp kese ñoom ñi fa nekk ñëpp nag ndaxte tey bu ñu demee ba gis ay ensemble ay xeex di fa gis ay werante di fa gis leneen ak leneen biir ensemble parce que loolu noonu dem na ba nga xamante ne ñoom fàtte na li leen indi biir ensemble mais léegi seen bopp moo leen ñor seen bopp moo leen intéressé seen bopp lañ fa nekkal maintenant nag toll nañ foo xamante ne dootuñ nangu nag kenn foo xamante ne ak foo mën a bokk ak foo mën di doon ngay jël suñu réew mi di ko salfaañe di si def loola neex lii wane ne gars yi seen bopp lañ fi nekkal léegi la preuve fan yi nii passé santé bi demoon na ba toll foo xamante ne ay médecins yuy grève ak yeneen ak yéen nit ñi di bëgg a faj duñ mën a faj ay cas urgent ak yeneen ak yeneen loo xamante ne dañ ko doon bëgg te duñ ko mën a am ndax lan ay njiit yoo xamante ne seen bopp lañ fi nekkal ay njiit yoo xamante ne lépp lu leen ñor rek seen intérêt personnel moo leen intéressé mais askan bi intéressé wu leen kon gars yi foofu la ñuy yemale vidéo bi waaw di leen jox kon di daje ba beneen vidéo ci beneen programme incha allah di leen wax ne nag continuer leen di seetaan suñuy vidéo di abonné parce que ñun yéen a ñuy may doole bi nga ñuy may doole nag mooy ngeen di abonné suñuy vidéo di commenter di partager ndax loolu noonu ñun moo ñuy may doole ok gars yi merci beaucoup jaajëf